asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Al Hadith ñu ngi leen di ziare bu baax kenn ku nekk ci turam ak jëmmam jégalu bu baax a baax ci gëj kii bi di leen ndokkeel ci at mu bees mi ñu dugg 2020 yàlla na yàlla def ko mu nekk atub xéwal ak naataange ak sutura ak tawfiq ak barke yàlla nañu gënal mboolem at yu mës a wees ci suñu dund ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla boole ci ñuy fekkee déwén ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal ñu tawfiq ci suñ mboolem mbir ci zaahir ci baatin te aaral ñu boppam te méngoo suñuy mbir itam barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam naa bu loolu weesoo ginnaaw nuyoo geek feddali kóllëre gi jamono yi xew-xew yi bëri na lool ci réew mi ci début at bi bal ci àdduna bi sax la ñuy wax de manière générale façon xew-xew bu nekk am na fi di ñaan yàlla rek xew-xew yu metti yàlla nañu di ump jamono ju nekk di ump mbooleem ku ñu xam ak ku ko xam ump mbooleem jullit sax bi si fa am yàlla na yàlla defal ñu jàmm ci suñuy jëmm defal ñu jàmm ci suñu xol ak suñu roxo defal ñu jàmm ci suñu alal ak defal ñu jàmm ci suñu njaboot ak suñuy xame defal ñu jàmm ci zahir defal ñu jàmm ci baatin fitna mënta ñàkk ci dundu doomi aadama mënta ñàkk ci kawnu bi waaye yàlla nañu ci dégg di doy jamono ju nekk te bépp musiba wala balaa wala fitna gu yàlla di wàccee yàlla nañu mooy bépp xéewal ak naataange ak tawfiq bu yàlla di wàccee yàlla nañ ci bokk ci ñi am cër yi gën a lëw ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa ma zalika ala allahi bi aziz imam Hassan Cissé radiallahu anhu da daan wax ne yàlla bindul kudul dee waaye bind na kudul torox yàlla na yàlla boolañ ci ñu torox ba ilaa yawmi diin ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam naa ci xew-xew yooyu nag boo ko commencé ca bu général Qasim Soleimani bi américain yi assassiné woon volontairement mu nekk loo xamante ne alamul islami bi yëpp képp kuy jullit bu baax di topp ni l'islam di doxee war na laa métti malheureusement que am na ay jullit wala ay réewu jullit yoo xamante ne sax ñoom dañ cee kontaan ba ci sigré mu nekk loo xamante ne faiblesse jullit ñi lay gën a wane encore une fois ak tamit daafu bi ñu am daafu ba seen noon am doole ci seen kaw benn kilifa dañoo nettali ne dafa demoon bay waaj a génn àdduna yónni ay doomam yaakaar naa dafa amoon fukki doom lañ wax mu yónni leen kenn ku nekk dem taxani matt biñ ñëwee kenn ku nekk indi benn matt mu ne leen boolante leen ko ñu boolante ko mu jox ku makki ne ko dajaleen nga damm ko mu damm mënu koo damm mu jox ki ci topp mënu koo damm mu jox ki ci topp mënu koo damm ba ki ci mujj bañ paree mu ne tekki leen ko ñu tekki ku nekk jël matt ba nga indi woon mu ne ku nekk na damm bosam ku nekk damm ko ci ni mu gën a yombee mu ne leen gis ngeen bu ngeen boolantoowee nii ngeen di men kenn du mën ci yéen dara waaye bu ngeen tàqalikoowee ku jug faagaagal leen kon jullit ñi tamit nga xamante ne yàlla subhanahu wa taala wax nañu ci alquran wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaykum ak mboolem aaya yi tegtale booloo gi jullit ñi war a booloo bi duwul rek ci jëmm duwul rek ci nationalité duwul rek ci benn taxta liwaa'in waahid waaye booloo ci xol bañ a nekk ñi nga xamante ne dañuy yàlla dafa wax ñoom tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta المؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee fexe ba mel ni benn néeg boo xamante ne mool yi ko tabax dañoo dugalante pour mën a tabax néeg bi amul benn tabax booy gis ay mool yu ñuy teglante nii pour mu mën a joxe néeg bal dañ leen di dugalante naka noonu itam mel ni benn jëmm goo xamante ne baaraam yi tànk bi ci gën a ndaw bu métti woon tey wala weewu baaraam ba dañ borom jëmm jooju du nelaw ndax métti ga dana yéeg ba ci yuur ji dana yéeg ba ci xol bi dana laal fu nekk ci yaram bi donc jullit ñi noonu lañ waroon a mel waaye malheureusement gis nañu ne noon bi fexe na ba dugg na suñu biir faagaagal nañu tasaare nañu ba tey jii réewu jullit bu mag moom mooy dem di ànd ak nooni l'islam bi gën a mag wala nooni l'islam yi gën a mag beneen réewu jullit la ñuy xeex après par exemple Arabie Saoudite
ñëpp tey ji ci àdduna bi booy wax les alliés américains les plus privilégiés maanaam alliés yi nga xamante ne ñoom la ñu gën a beral loxo yu Amérique am mooy Arabie Saoudite ak Israël. bal sax dañuy wax ne xamuñ diggante Arabie Saoudite ak Israël kan moo ci 53e état wu Arabie Saoudite ci 53e état wu États-Unis diggante Israël ak Arabie Saoudite daanaka mën nga wax ne ay seex lañ ci ñi nga xamante ne yàlla wax na la tajidanna ashadda annaasi adawatan lillazina amanu alyahud wallazina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qaalu inna nasara ak mboolem aaya yi yàlla di wax ci alquran ci yahud yi ak seen mbon tey ji Arabie Saoudite mësta xool Israël ne ko sa bët bi suufam ci tout simplement parce que am nañ ami en commun muy yahud bu mag bi wala muy taaxut bu mag bi wala ñoom ci seen biir sax ay ami lañ parce que l'ami de mon ami est mon ami sama xaritu xarit sama xarit la sama noonu xarit sama noon la comme ni ko wax bi di waxee sama noonu xarit sama noon la l'ennemi de mon ami est mon ennemi l'ami de mon ennemi est mon ennemi l'ami de mon ami est mon ami l'ennemi de mon ennemi est mon ami ainsi de suite ainsi de suite donc boo gisee tey réewu jullit bi nga xamante ne daanaka moom moo yore dëkk yi gën a rëy ci lislaam muy Makka ak Medina fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëdd ak fi néegu yàlla bi nekk ay millions wu jullit di fa dem chaque année réew moomu waroon a nekk day ji seex boo xamante ne dafay tëddee njaaxaanaay fépp fu bopp jullit méttee wala fu bëtu jullit xonqee wala sax fu fasu jullit fakastaloo ci àdduna bi ñu nekk ñoo xamante ne ñoo lay njëkk a assisté te yàlla may leen matukaay yëpp nag ndax may na leen richesse bi may na leen lépp loo xamante ne nii war nañ koo soxla pour loolu mais malheureusement richesse boobu noonu mal utilisé nañ ko. réew moom mooy Arabie Saoudite boo gisee réew mu toll noonu tey di am ay di nekk en connivence ak noonu l'islam yi gën a màgg nga xam ne tey buñ sañoon l'islam dootul am ci kaw suuf kuy sujjóotal yàlla dootul am ci kaw suuf ñooñu ñooy assurer seen sécurité ñoom ñooy gagner seeni marché ñoom ñooy am seen pétrole à des prix privilégiés ñoom ñooy accéder ci seeni mboolem secret yoo xamante ne ni seen morom jullit ñi amuñu ko ñi nekk en connivence ak ñoom pour contrer seeni moromi jullit loolu léeg-léeg dafay def jullit bu bëgg lislaamam daf koy def ci benn xayra def ko ci benn xaalatu diiqi wa danc dootul xam l'islam bi yonent bi bàyyi woon ndax moom lañ nekk di def nii wala l'islam bi ñu Banul Abbas ak Banu Umayyata tegal ginnaaw yi moom lañ nekk di def nii ndax tey booy xool àdduna bi ñetti réewu jullit ñoo fi nekkoon taxaw ak seeni tànk mën a wax déet mën a wax waaw benn bi malheureusement fexe nañ ba faagaagal ko mooy Iran Pakistan ak Turquie malheureusement Pakistan avec la lâcheté de leur ex-président Musharraf fexe na ba daanu ci piège américain yi toroxal ki nga xamante ne mooy docteur Abdou Khadir Khan mi nga xamante ne moo ko taxawu ba dimbale leen ba Pakistan am bombe nucléaire boo xamante ne moo koy mettre à l'abri ci bépp agression boo xamante ne mënoon nañ leen ko def volontairement Pakistan dugg ci nekk ci abri kenn ñemeetu koo agressé mujj gi CIA ak américains yi teg pression ci moom ba mu toroxal Abdou Khadir Khan def ko ci résidence surveillée def ko ci nangam ak nangam ba léegi mu ngi noonu amatul droit génn Pakistan daanaka léegi daanu na maintenant Iran Turquie ñoo fi nekkoon Turquie ay affaire ay question géopolitique ak nangam mu ngi noonu mën nga wax ne maintenant Iran moo fi taxaw di wax déet te di réclamer boppam république islamique boo xamante ne daf ci ànd ak fierté bi xaddin nazar ci suñu wuute yu ñu mën a am ci ñoom ay chia nañ nekk ay mu'tazila bu leen neexee on s'en fiche l'essentiel mooy ñoo bokk julli juróom ñoo bokk yónnentu bi ñu yàlla yónnee ñoo bokk yàlla bu ñu gëm ñoo bokk xibla gi ñuy jublu ñoo bokk téere bi ñu yàlla wàcceel ñoo bokk weer wu ñuy woor ñoo bokk bërëb bi ñuy aj point à la ligne leneen lu dul lii amul importance ay sujet de second rang la Imam Ali lañ gëm yow gëm nga keneen dañoo gëm ay nangam yow gëm nga leneen dañuy def nangam yow yaa ngi def leneen jullit bi bu caaxaanee ba loolu tàqale ko ak moroomi jullitam
l'islam ci lu mel nii lay mën a nekk di continuer. tey ay noonu yàlla tëju ci benn néeg bu ñuy wax situation room jël seen décision envoyé seen drone général boo xamante ne jullit la di julli juróom di or weeru koor gëm yàlla gëm yonentam ci liñ xam ñi envoyé seeni drone assassiné ko volontairement ba pare génn assumé ko ne ñoom ñoo ko def ay réewu jullit yu waroon na génn naqarlu loolu di bind ay lettres di ci sigré di ci kontaan c'est une honte pour l'islam. c'est bon malheureusement ala kulli xaalin jullit ñi léeg-léeg boo toogee di leen wax ci yenn mbir yi dafa mel ni sax da nga leen di faral di énervé ndax ñoom li nekk seen xel rek mooy naka la ñuy def ba Occident gërëm leen te yàlla waxoon nañu ne walan tarda anka al yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum tey jii ñoom buñ sañoon régime bi nekk Iran ñi daaneel ko parce que même buñ koy wax le régime des mollahs la république islamique la république des mollahs tey jii buñ sañoon république boobu daanu soit Shah bi dellu siwaat wala ñu tegaat fa beneen république bu dëppoo seen bëgg-bëgg ñoom nga xamante ne mboolem mbonte yi bëgg danañ ko fa am mbaax yi fay jéem a am kas néew ñi jëlee ko fa bu ko defee adduna bi yëpp dootul amati république booy mën a wane ne lii mooy république islamique parce que Arabie Saoudite moom kenn mënta wax ne royaume islamique la Arabie Saoudite moom fi mu toll nii kenn xamul lim doon Arabie Saoudite kenn xamul lim doon waxuma Makka ak Medina Arabie Saoudite laa wax bi nga xamante ne capitale am mooy Riyad kenn xamul lim doon ku ko xam na ma ko wax ñoom la royaume islamique ñoom duwuñ ci forme république ñoom mu ngi noonu daal mu ngi noonu jàpp say doomi yaay ak nangam tëj leen ci ay hôtel nangu seeni milliards ubbi ay bar ubbi ay casino invité ay woykat naan da ngay def ouverture di dem ci ñoom Angela Merkel ak ay ñoom Theresa May ak ay George Bush di sol costume di faaxar yi di dem di def ay contrat d'armement par des multimilliards de dollars taxaw di xaatar yi mais li kuy bëgg a dee jël ay bomb di bombarder Yaman di rey ay nit def ay jullit ci famine sous prétexte que ay outils lañ ay chiite lañ dañoo gëm nangam kenn xamul lim doon loolu duul diine bi yonent bi bàyyi woon loolu beneen diine la ñun jullit ñi ñun ñoo war a xeewuwaat boo yeewoo yee sa morom yee moromam yee moromam ba bis dina ñëw incha allah mentalité yi changé alhamdulillah on était à 2 doigts de la guerre yàlla moom moo def sutura waaye la ñu naroon mooy faagaagal Iran nañu faagaagalee Irak a ngi nii depuis 2003 17 ans ci ren Irak amul jàmm actuellement nii may wax ak yéen Irak amul gouvernement bu légitime buñ mën a wax parlement bi moo fa nekk voté nañ ne na fa troupe américain yi jugee américains yi bañ nañ kenn mënu ci dara benn réewu jullit bu mën a taxaw ne leen par force ngeen jugee fi amut Nations Unies waxuñu donc def nañ seen bopp ay gendarme yàlla ci kaw suuf macha ula machaatil aqdaaru lu leen neex mooy am paalu yàlla bëgg wala lu ay nit bëgg ci seen réew boo xamante ne souverainement ñoom ñoo ko moom loolu du fa am ñoom lañ bëgg moom mooy am saa yu leen neexee unilatéralement buñ àdduna bi toogee dëppoo ba signé benn accord sur le nucléaire iranien ñu ñëw génn ci unilatéralement ba pare imposer seeni sanction kenn du wax buñ toogee xool réew mu leen naqadi ñu imposer ko seen sanction nit ku leen naqadi ñu imposer ko ay sanction def seen bopp ay doomi yàlla ci kaw suuf yaakaar naa dañ doon xaar yaa juuja wa maa juuja waaye kuy séntu yaa juuja wa maa juuja ak masiixu dajjal ba weesu ba américain yi rëcc la dootoo leen gis boo may tuur ak ñi nga xamante ne ñoo leen di jàppale ci Middle East boobu muy seen kii yooyu noonu on était à 2 doigts de la guerre comme ni ma ko waxee yàlla def na ci sutura les Iraniens def nañ réponse stratégique wane nañ ne buñ bëggee attaquer mën nañoo attaquer te buñ bëggee attaquer mën nañ ko def avec précision comme ni ko seen guide suprême bi waxee ils ont reçu benn claque ci seen lex alors yàlla wis na ci ndox mu sedd yàlla na yàlla continuer di ci wis ndox mu sedd ñun li ñu bëgg mooy am ay réewu jullit yu taxaw sañ a wax waaw sañ a wax déet avec leur identité musulmane sans complexe aucune mais pas ay kaala yu ay nit yuy kaalawu comme jigéen di muuru dem taxaw di tuddee sa bopp jullit waaye boo duggee ci biir xéeséer yaa ngi ko sa wax ne yow jullit nga man jullit gi ma doon du ma ko rusa wax ci kanamu kenn li ma gëm du ma ko rusa wax ci kanamu kenn réew yu mel noonu lañ soxla jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam l'islam foofu la tolloon fa man shaa falyu'min wa man shaa falyakfur kuy gëm na gëm kuy weddi na weddi waaye déedéet ñun bu ngeen ñu bàyyee suñu avion buur bi du mën a naaw 7 minutes ci kaw air bi te gars yi daanewuñ ko mais ni ñoom fi mu toll ñoo yor seen bakkan yi
seen réew mi bu ñu ngeen fi suñu réew mi bu ngeen fi génnee seen base militaire yi ñu toroxal ñu kon ñëw leen lu ngeen bëgg jël leen lu ñu yàlla may ñëw leen ñu séddoo c'est honte. Qasim Souleymane yàlla na ko yàlla yoon ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla dëkkale koog shuhada yi yàlla na yàlla dëkkale koog imaam Ali mi nga xamante ne moom la gëm ak njabootam ak mboolem nit ñu baax ñi te yàlla na yàlla sàmm réewu jullit ñi sàmm jullit ñi fu ñu mënti nekk yàlla na yàlla dëgëral lislaam waaye nag jullit ñi nañ gën a góorgóorlu ci jàng itam buñ mënee jàng physique chimie buñ mënee jàng ingénierie buñ mënee jàng whatever ñu jàngi ko parce que man chaque jour ma wax ko taxaw ci kaw minbar yi depuis 1946 ñi ngi taxaw ci kaw minbar yi allahumma dammir banu israil allahumma dammir banu israil ba léegi Israël dafay gën a am doole loolu daanelut Israël dem jàngi rek xam ni ngay jàngee technologie de haute précision xam ni ngay jàngee technologie nu mu tuddati nangam ak nangam ak nangam li ñuy jàng yi nga jàng ko am benn capacité de dissuasion boo xamante ne sa noon bi du la ñemee wax si bët bi suuf a ngi ci loolu rek mooy maye jàmm Pakistan ngi nii bi leen Abdul Qadir Khan defalee bomb ba léegi kenn ñemeetu ta wax Pakistan nekk sa bët bi suuf a ngi ci Afghanistan danañ dem envahir ko sous prétexte que dañuy wër Ben Laden Irak danañ dem envahir ko sous prétexte que dañuy wër ay armes chimiques Syrie danañ dem envahir ko sous prétexte que dañoo bëgg changement de régime Libye danañ dem daaneel Kadhafi sous prétexte que dafa am ay armes chimiques Soudan danañ dem xaaj ko Yémen danañ dem bombarder leen waaye Pakistan kenn laalu leen donc Iran tamit dafa am lu ñu leen di ragalee ba léegi li ñu leen di ragalee loolu yàlla na yokku yàlla na leen yàlla gën a may doole ba seen noon yi dootu leen ñemee xool bët parce que ñoom bi ñu sampee seen réew ci année 40 yi jël seen dëkk sos ko ci Middle East bi foofu dañ koo jox ay capacité de dissuasion yoo xamante ne kum neex menacé te moom kenn du ko menacé moom donc jullit yi nañ dem jàngi ñaan yi jàng moom moo koy dimbale comme ni ko woykatu waa ji waxee woon suqina zulla awiyatan suqina al jahla adiyatan malal na saqiya wa saaqi taxaw ci kaw min bari chaque jour di jooy ak sikkim yu gudd yàlla na yàlla daaneel Israël loolu daaneelul Israël ñaan gi boo ko ñaanee fekk demal nga jàngi nga dimbale ko chaque jour ma wax ko bi Arabie Saoudite dalay jël doomi jàmbur yi di leen jàngee ba di leen jàngaloo ba léegi mësuñoo gis ci suñu réew yi kuñ jàngal ingénierie wala kuñ jàngal médecine wala kuñ jàngal technologie wala kuñ jàngal leneen lañ lañ leen di jàngal daawa lañ leen jàngal nekk imam Arabie Saoudite saa yuy joxe don ci réewu Afrique yi ay kaamil lay indi on en a marre dimbale leen nit ñi ci dund famine baa ngi rey africains yi moo gën ngeen indi fi ay conteneur dund moo gën ngeen jël doomi jàmbur dem jàngal leen ingénieur yi jàngal leen leneen moo gën ñu mën a jëriñ seen réew xam nu ñuy defaree bunt wala nu ñuy defaree téléphone wala nu ñuy defaree caabi wala nu ñuy defaree airport wala nu ñuy defaree ordinateur waaye sikkim bu gudd rek tubéy gu cëkk taxaw saf na safara aljanna bidaa sunna bidaa on en a marre ça doit suffire ingénieur yi lañ soxla bi say zamani que sir ni sa jamono di doxee da ngay doxee noonu ay médecin lañ soxla ay nit ñuy jëfandikoo seen xel di xalaat di mën a créer lañ soxla parce que foofu la àdduna bi toll nga xamante ne jullit ñi danañ mën a am capacité de dissuasion noonu jullit dootu mën a xool jullit di ko wax ne sa bët bi suufa ngi ci xam naa loolu ci niveau international la xew-xew yi fi jot a am ci niveau national ñu bëree bëri gisandoon nañ ko li ci gën a tiis te gën ci récent moom mooy suñu mbokk suñu xarit suñu lépp muy doomi Amérique bi nga xamante ne mooy Muhammad te ay bandi ay nit ñu bon yées ay nit ñoo xamante ne ya'lamuna zahiran min alxayaati dunia wa hum an al axirati hum gaafiluun ñoom ñoo ñëw ba këram def ko lañ ko def moom ak waay juróom bu góor ba yàlla jaaree fa moom ko mu nekk lu métti lool lu dal à la fois ci mboolem jullit ñi waaye dal ci tasawuf waaye tamit dal ci Sénégal waaye dal ci Medina Baye Kaolack bi nga xamante ne particulièrement moom foofu la dëkkoon doon fa dund moom ak ki fameem wax dëgg yàlla di ko massawu suñ bopp d'abord di ko massawu mboolem taalibe Baye yi fu ñu mënti nekk ci kaw suuf di ko massawu mboolem tijaan yi di ko massawu mboolem mutasawifa yi di ko massawu mboolem jullit ñi bi si fa amma comme ni ko ñëpp waxee daanaka wax yi bëri na ci te lépp ci benn direction la jëm xam naa nit ki du ci mën a wax leneen lu dul ay répétition ñaawlu ko
ñaanal ko ñaanal waajuram bi des di dund yàlla na yëkkati ko fëgg boppam delloo ko ci sagoom waaye tamit mu nekk leçon bu ñu war a jël ci naka la ñuy xoolaatee suñu sécurité ak naka la ñuy dundee parce que bu fekkee ne réew dem na ba tollu foo xamante ne nit ki mën nga xool ku la naqadi rek guddi nga dem këram assassiné ko wala nga dab ko ci mbedd rey ko wala nga kidnappé ko def ko lu la neex laaj rançon ñu jox la nga bàyyi ko wala nga faagaagal ko wala nga am loo soxla ci moom dem këram agressé ko ba bakkanam des ci réew bu demee ba tollu foofu tiit war na njàqare war na surtout réew moo xamante ne dañuy bàkku toujours ne Sénégal bokk na ci population yu ëpp jullit ci en terme de pourcentage ci àdduna bi Sénégal bokk na ci réew yu ëpp jullit en terme de pourcentage ci àdduna bi réew mu mel noonu waroon naa nekk réew mi gën a développé ci àdduna bi ndax l'islam dafa am projet de société malheureusement côté boobu xaw nañoo rëcc waaye réew mu mel noonu waroon naa nekk réew mi ëpp jàmm ci àdduna bi mais Sénégal di fii xew léegi daanaka mën nga wax ne Sénégal nekkatul réewu jàmm ba mu nekkoon ndax kuy dox mu ngi tiit boo tiitul ci sa bopp yaa ngi tiit ci sa alal kuy tëj buntam mu ngi tiit ku am business am di jëflanteeg état mu ngi tiit kuy nekk ci yoon nekk ci justice yaa ngi tiit kuy dem hôpital feebar mu ngi tiit ci ay niveau yu bëree bëri nit ñi ci tiit googu la ñuy dund ndax hôpital yi fi mu toll ni ay mortuaire lañ ku feebar bëgg a yegg la àllaaxira te du xaru sax nay dem hôpital yi léegi tey ñu rey ko moom mu shahid parce que xew-xew bi niñ ko nettalee ak ña ko fekkee lañ wax ak yeneen yu jiitu yooyu wax dëgg yàlla boo ko gisee te mu bëri ay exemple yu mel noonu ci hôpitaux sénégalais yi da nga gis ne daanaka hôpital yi fi mu toll nii daanaka jaaruwaay la pour yegg ca margo ba jaaruwaay la buy nit ñi di jaar pour yegg ci margo ba yàlla nañ ci yàlla musal justice bi nit day am soxla wala day am problème dem fa bu amul baralon boo moytuwul kaawam dañ koy ranger ci tiroir yi wala dañ koy rompre ki kan du xam jugement buñ koy defal ak nangam ak nangam ala kulli xaalin waxtu julli teew na xam naa dañuy tënk rek ci ne hôpitaux yi sàggat nañ ci kaawu Mouhamed Cissé bi comme niñ ko waxee nit ku ñu yóbbu 4 heures du matin ba 11 heures ngeen koy soog a laal man am na benn dëkk bu ma nekkoon am ku ma fa nekkaloon bëtam daan doon métti ñu yóbbu ko hôpital biñ ko yóbbee faj nañ ko defal ko reçu 2 ans après lay doog a fay facture boobu noonu 2 ans après ci lañ koy doog a bind di ko fàttali ne ko sa facture ba nga fi amoon at sàngam ci weer sàngam ci bés sàngam ba léegi fayagoo ko woon. donc dëkk yi nga xamante ne duñu ay réewu jullit comme niñ koy waxee ñoom la ñuy tuddee xeefeer yi da ngay gis ne ñoom ñoo gën a am axlaaqu jullit ñoo gën a am jukkooy jullit yi nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam soxla woon xam naa ñu tënk ba julli tamit ba pare ndax waxtu bi teew na asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu beneen yoon ñu ngi jégalu baax waxtu bee taxawoon moo tax te waxtu yàlla moom bu kiyee ala kulli xaalin ma doon wax ne Mouhamed Cissé rahimahullahu wa adxalahu fasiha jannatihi demam bi métti na képp koo xamante ne nii xol bu tooy mu ngi ci yow comme ni nga xamee ne demu ñeneen tamit noonu la ñu méttee wax dëgg yàlla waaye tamit léeg-léeg dafa am ay fee yoo xamante ne bu amee dafay bàyyi douleur ci sa xol ñaari yoon ba ñetti yoon tey jii bu doon par exemple deewu accident la wala bu doon deewu naturel la tëdd ñu yeewu sans moom wala ainsi de suite kullu nafsin zaiqatul mawt ñun ñu gëm yàlla lañ xam nañ ne yàlla li mu fi jëlee moom moo ko moom li mu fi bàyyi itam moom moo ko moom mayewul dafa able te saa yu ko soxlaa dafay jël te ñàkk nañ ñu gën a rëy ci ñun teewul ñu muñ ko li fi jëlee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee fi mboolem nit ñu baax ñi xam nañ ne du fi bàyyi kenn boo ñëwee ci Medina Baye lu fi jëlee Baye Niass jëlee fi Papa As ak Imam Hassan Cissé ak ñoom Seydi Ali ak du fi bàyyi ay taalibe donc ku ñàkk ku mel ni Imam Hassan Cissé récemment ci 2008 ñàkk Oustaz Barham Diop ñàkk Serigne Mamoun
ci 2011 Oustaz Barham 2014 nga muñ loolu doxi sa soxla boo ñàkkee ab taalibe doom wala ab sët wala ab nangam di nga ko muñ parce que xolu gëm yàlla boobu walillahi alhamdu yàlla dimbalee nañu ko bi mu ñu mayee yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit may ñu sayyidatuna Fatima alayha salaam ñi gis ni mu taxawee bi fi yonentu bi alayhi salaatu wasalaam jógee. donc jullit bi ngay gis ne bu doon demu ordinaire la comme ni ñëpp tàmmee di dem wax dëgg yàlla danañ ko jooy dana métti danañ wéet waaye danañ ko muñ di lekk lii tamit comme li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci bi Seydina Ibrahima al-Mu'azzam génnee àdduna loolu rek la ñuy wax bët dina jooy xol dina triste waaye duñu wax lu gërëm loo wut yàlla waaye nag boo xoolee fee léegi-léegi dafay yokk douleur nit ku génnoon daan génn chaque jour di dem ci ay xaritam ak ay am di jàmmam man Mouhamed xamoon naa ko ci daara ji te wax dëgg yàlla jàmm lañ mës a séq ci li ma xam amul ku la mën a wax ne kii ab xuloo waale Mouhamed la boo xamante ne dañoo tongoo dañoo noonoo dañoo nàngam jàmm la am ak ñëpp jàmm la am ak ñëpp te amul woon sens interdit fenn ci Medina fu ko neex lay dugg fu nekk lay toog nit ñi léeg-léeg mu fekk taalibe yi sax ndeysaan buñ yalwaani jaan bëccëg noonu dajale seen ceeb yeeg njaxase ceeb ak maafe yooyu mu ñëw toog di lekkandoog ñoom moo def wàccee boppam oyof kum gis jox la cër du siggi xool mag boo ko féetee mag lu mu bon du siggi xool nit bu nekkee ak ay xaritam il est à l'aise wax dëgg yàlla dem ba nga xamante ne sénégalais la gën a niru sax que américain wala beneen nationalité bu dul xëy na couleuru deram boo ko fekkee ci sénégalais da ngay jàpp ne kii boo moytuwul Tamba la dëkk wala Louga wala Diourbel la jógee donc ancrage culturel boobu mu amoon ci Sénégal ak yàgg gi mu fi yàgg ak wax dëgg yàlla bëgg gi mu bëggoon Sénégal nga xam ne Amérique ak la fay nit ñi di bëgg a dem moom Sénégal moom moo ko gënaloon moom ak famille yëpp wax dëgg yàlla lii bu dalee ci kawam dafay yokku naqar waaye tamit mu war ñu inspirer leçon ci niveau yu bëree bëri d'abord ci niveau taalibe ak sëriñ nit ku gàddaay alalam gàddaay ay mbokkam xëy na fa mu nekkoon mën na faa dund daanaka aljana gu ndaw mu bàyyi lépp ñëw ci yow pour wut yàlla wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi yàlla rek a ko tax a jóg du wut business du wut alalu àdduna wala dara parce que bu dee business la dëkkam la ëppee ay opportunité xëy na bu dee soxna la wala jëkkër nit ku indaale soxnaam wala nit ku indaale jëkkëram bu ñuy ñëw ngay gis ñaari sax ay couple lañ nga xam ne kon kii duwul ne fa man kaana hijratu ila dunyan la aw imraatin yàlla rek moom moo taxoon ñu gàddaay ak yonentam ñooñu traitement biñ war a am waruñ koo yemale ci cas bi rek waaye inspiration la war a doon ci ñun pour leçon bu gën a yaatu ak tamit aar leen taxawu leen waaye ñi ñu bokk ak dëkk bi sax même bu fekkee am nañu ci yàlla nattu ba ñu nekk ay defkati nàng safaan bu ñuy def ñu teggi ñooñu di lee ko def safaan buñ ko rafetlu buñ ko cautionné benn yoon waaye ngay xool dundu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ak dundu saxaabaam yi amoon ci ñoo xamante ne dañu gàddaayoon seeni réew ku mel ni Salmaanul Farisi ku mel ni Bilal ku mel ni Suhayb ak ñooñu nga gis yonent bi léeg-léeg traitement bi mu leen daan traité dañuy dem ba dootuñ sentir na ñoom ay étranger lañ wax dëgg yàlla taxawaay bu rafet boobu waa Medina am nañ ko ci desewu Muhammad bi taxawu nañ ko comme ni ñuy taxawoo kenn ci ñoom waaye tamit bu loolu weesoo mu inspiré waat ñu leçon itam ci réew mi ak sécurité sénégalais yi fi mu toll nga xamante ne léegi sénégalais yi daanaka ñu ngi leen di rey fu nekk ci àdduna bi Maroc daanaka doo toog quelques weer yoo déggu ne am na sénégalais bu ñu fa faagaagal Espagne doo dégg quelques weer yoo déggu sénégalais bu ñu fa faagaagal yeneen réew yi noonu et pourtant suñu réew
mësuñoo gis concrètement lu ñu def waaye kii américain la faat nañ ko gars yi commencé FBI Amérique ak xam ngeen Amérique nangam ak nangam gis nga ni Amérique mel noonu ci seen citoyen nga xam ne duñu ko foowee seen benn citoyen jaral na leen déclarer guerre ab réew ñun tamit fulla boobu lañ war a am ci suñu citoyen état wu Sénégal fulla boobu la war a am ci citoyen sénégalais yi nekk ci àdduna bi di sonn ci citoyen sénégalais yi ñuy rey comme ay xar ci àdduna bi taxawaay boobu buñ ko amoon léegi tey doomi sénégalais bàyyi di sonn sama benn frère daf may nettali mu ne jamono bi mu nekkee Égypte benn jour benn américain dafa xam ne naar yi dañoo xaw a am caay-caay mu am benn naar bu mu joteel ay mbokki naaram ñëw nar koo sot xamuñ woon ne waa ji américain la gis nañ ko mu xees nii rek ñu foog ne beneen nationalité la ñu ne xaaral ñu néewal ko doole ndekete waa ji mu ngi ànd ak passeport am waa ji daal bi gars yi ñëwee jub si ko nar koo sot rek mu génnee passeport ci poche bi wan leen ko biñ gisee muy passeport américain bi am sifawu picc moomu di mel ni malaayika ñoom ñëpp ñu alliéraat ndànk ñemewuñ kaa laal parce que xam nañu buñ ko laalee seen toroxtaange àdduna ak àllaaxira xañ na fa fulla googu noonu seeni administration ak seen constitution ak seeni état ñoom ñoo leen may gëdd gu mel noonu ci àdduna bi kon ñun tamit suñu état ak suñuy njiit ñoom ñoo ñu war a may gëdd googu ñoom ñoo ñu war a may protection boobu ñoom ñoo ñu war a may sécurité boobu waaye nag balaa ngaa laax jaay laax lekk itam parce que balaa ngay jël ay soldats di yóbbu Mali di aar waa Mali balaa ngay jël ay soldats di yóbbu Centrafrique balaa ngay jël ay soldats di yóbbu Soudan balaa ngay négocier naan da ngay yóbbu ay soldats Yaman ak yooyu nga dimbale sa ñooñ réew ci boppam ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeewoo ci réew mi chaque jour ñu am sécurité bu baax waaye Dakar bi nga xamante ne mooy capitale Sénégal sax ñu toll ne lu nekk nga fiy dégg dëkk yi ko jege lu nekk nga fiy dégg sàkkatuma yeneen dëkk lointain yi nga xamante ne au fin fond du Sénégal la ñu nekk façon bu nekk nga fay dégg en tout cas facteurs yi ko waral bëri na mënuñ lu dul ginnaaw ñaan yàlla gën a yokku taxawaay bi parce que xayit summa tawakkal la yonent bi waxoon saxaaba bi yàlla moom da ngay jug mu dimbali la yàlla bay sa tool boo demee tool bi toog di xoole yàlla du wàcc ba yàlla ko bu ñu ñaanee yàlla musal ñu ci musiba yeeg balaa yeeg esprit yu bon yeeg yooyu noonu yëpp nit ñi xam waaye tamit ñu góorgóorlu suñu état gën a farlu ci ay citoyen gën a jox gëdd ay citoyen ba nga xamante ne tey jii Sénégal fu doomi sénégalais nekk ci àdduna bu génnee passeport am ñu wekk ko comme ni doomi américain di amee wegeel googu bu ñu wanee nationalité am wala ñi xam ne américain la bu loolu weesoo itam en tant que jullit yi ban taxawaay lañ war a amaat jullit waroon naa toll foo xamante ne esprit bi muy am mooy bu doon ñàkk bay bëgg a dee du ko jaral mu jël jaasim wala mu jël nangam dem di ray nit du ko jaral mu jël fetalam dem di ray nit jullit waroon naa toll foo xamante ne réewam buñ doxalee jàngale yi l'islam jàngale dafay prospère ba du soxla di dem di cambrioler du léegi nag ñu ngi ci mujj ak jamono yàqute gi zaharal fasaadu fil barri wal bahar bi ma kasabat aydin naas yàqute gi toll na foo xamante ne moom ñaanal yàlla mucc rek yow alaykum anfusakum laa yadurukum man dalla iza htadaytum mënoo tere nit ñi bon mënoo tere nit ñi baax parce que noonu la yàlla bindee àdduna ba kawnu bi sosoo ba léegi sagam yonentu yi ñoom ñoo mënutoon loolu ñoom la ko yàlla mayut xutbu yeeg wàllu yi ñoom la ko yàlla mayul kon buñ koo espérer waaye nag mën nañoo fexe ba mu wàññeeku mën nañoo fexe ba suñu hôpitaux yi ak suñu service de sécurité yi ak suñu écoles yi ñi jàngal suñu doom yi jàngale bu baax suñu hôpitaux yi di prendre su ay seen malade jox leen soins yu baax di leen jox gëdd bu baax suñu service de sécurité yi ñuy jox citoyen sécurité bu baax waaye am problème lakk wala nangam au sapeur ñu ne la amuñ carburant am problème agression au gendarmerie ñu ne la amuñ carburant dem police ñu ne la kenn moo fi nekk amuñ kuy assurer garde beeg yu kenn xamul yooyu noonu yëpp ay facteurs la yoo xamante ne en tant que réew mu bokk ci réew mi ëpp population ci mi ëpp jullit en terme de pourcentage war nañu jug ci loolu en tant que réew moo xamante ne yàlla may na la ay wàlliyu yu mel ni ñu fi tëdd jàngale fi lu mel ni lañ fi jàngale Cheikh Ahmadou Bamba Seydi El Hadji Malick El Hadji Abdoulaye Niass ak ñu topp seen ginnaaw en tant que réew moo xamante ne référence la mësa doon ci mboolem jawaani bi war nañu góorgóorlu bu baax a baax yal na yàlla may ñu ay njiit yu baax
yàlla nañu yàlla dimbale bala waaje waxoon bu mu ñu dal bi mu demee ci réewu naar yi wër ñibbi mu ne dem naa dëkk sàngam ak dëkk sàngam gis naa fa ay jullit waaye gisuma fa lislaam bi mu demee Europe ak ci réewu xeeféer yi mu ne gis naa lislaam waaye gisuma ay jullit kon ñun suñu réew yoon dañoo fexe ba mu nekk ay réewu lislaam waaye tamit ñu nekk dëgg-dëgg jullit te loolu yëpp nag ci facteur yëpp wàllu économie beeg wàllu jënd ak njaay beeg wàllu business yeeg nangam ak administration beeg guerre geeg sécurité beeg médecin yeeg jàngalekat yeeg facteur de société yëpp bu ko defee rek incha allah yàlla lam ñu digoon ci alxuraan dina wàcc ci ñun waaye nag maadaama loolu amul mënoo ñàkk a def ba pare di yaakaar dara maa ngi jégalu bu baax ci guddal bi ak ci ñàkk kii bi damaa xaw a xat trop moo tax in uridu illa lislaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah walhamdulillahi alhamdulillahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh